fois du yow lañ tuddee doom ji. histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21h na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Event, l'assurance d'un événement réussi. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 11 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jàngeen jëf ci ànd beek ñun 19h jot na waxtu xibaaru marax yi le bés di xibaar yi bokk na ca ne ànd gësëm di wéy di gësëm ñoom ña ànd ci ab grève bañ delluwaat xëppati ñetti fan la ñu delluwaat dagg ne ñu faaw nguur gi sàmmi kàddoom booba it fekk na ñii di université privée yu Sénégal yi ñoom itam jóg doon taxaw fukki seen dënn jot na nguur gi jox leen seen ay koppar bor bu toll ci fukk ak juróom benn ci ay milliards francs CFA mbaa lu ko mooy duñ jël benn étudiant ren dañu ci ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo dana ca bokk itam jukkib xabaar yi lu jëm ci ay bis bi ñu génn li am ci ay njombe maanaam ay crime bari lool Kër Massar gën caa fes askanu Sénégal ku ne jibal kàddoom ci mbir mi ngir xool pexe ba kaaraange am ci biir Sénégal giléem dana ca bokk opposition bu Sénégal ñoom itam sumbu ci ab xeex la ñuy wax mooy manifestation mënta ñàkk fi nga xam mooy place Washington ajjuma incha allah dana ca fekk itam opération jëm fi nga xam mooy meerub asalem bi jóg na taxaw bëgg gën a yàkkali mbedd yi daañu ko dégg ci biir xabaar yi tam niski faram fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV tàmbali xabaaru marax yi jëm ci ñàkkum kaaraange gu tar ginne meeku ci biir Sénégal daanaka bu ndee xool capital bi moo ci gën a gàddu joget wi Kër Massar daanaka lu yées benn ay bis ñaari xeetum faat bakkan am fa ginnaaw douanier bi ak keneen koo xam mi ngi bokkoon ci parti Pastef di Mariama Sagna Mumule waaye te yenn faatu ñoo ngi ko nemmiku fee nga xam mooy ca Thiès ak it fu mel ni ki ci banlieue bi lu di mel tax na rédaction bu DTV càmbar mbir mi laaj Sénégal yi seen kàddu ci wàllu guddi mel la ñu xamle mooy jot nañu gën a fonk yar bi jubbanti bu ànd ak jub waaye tam fexe sampaat kaaraange ci biir dëkk bi reportage Santal Badji ay fat bakkan yu ñu nemmiku mu tàmbale bari lool fii ci Sénégal ci week-end bi ñu génn nemmiku nañ fi ci Dakar ay série de violence yile xew-xew nag nekk lu ñuy faral di nemmiku rawatina bu ay élection jubsee mu doon loo xam ni jural na njàqare askan wi. doy na waar boo xam daal dépassé nañ ñun en tant que sax ay jullit te Sénégal ñun xamuñ si woon sax loolu ay toog dégg ñu ne rey nañ nit dañ ko daan dégg si yenn dëkk yi mais léegi su ñëwee ba Sénégal kon loolu lu ñu jaaxal Sénégal amul sécurité. bu amul sécurité lii am du am sécurité fan la am ci parti politique yi ku nekk ci kaw
booy dem di nga am sécurité bu mat mais citoyen bi nga xamante ne ni moom këram la nekk ruqam la nekk amul sécurité si boppam. responsable yi du kenn ku mooy wayjur yi li ni mel nag mooy xalaatu bi li sénégalais li mu jàpp mooy ñàkk yar gi ñuy faral di gis ci dëkk bi mooy waral li ni mel. boo nee toujours état bi dafa war a def li bàyyi sa doom muy taxawal ci mbedd mi bu màggee bandi lay doon te aussi nit ñi ñoo war a jël si responsable suñu doom yi war leen yar def leen ci bonne condition ñuy tëdd ci bonne condition sa doom boo ko defee si loolu du mu sa doon bandi. bile sociologue nag li mu jàpp mooy mbir mi gën naa yaatu ndax ay fànn yu bari mën na koo waral ci loolu sax mu jàpp ni askan bi dañoo war a dellu ci suñuy cosaan ak suñu diine. nag day bëgg a jot ci li nga xam ne moo lay tax nga tekki mais léegi soo amul loolu mun na am nga jëriñoo sa doole pour jot ko dëkkuwaay ak fi mu dëkk ak dëkkandoo suñ ko nan la tudd maîtriser wu ci bi nga xam ne mën naa wax ci par exemple nga am diine bu mat éducation religieuse mën lay permettre d'être freiné. ñaari doomu aadama ñu jël seen bakkan ci week-end bi ñu génn fële ca Kër Massar kenn ki di ab militante bu Pastef ka ca des di ab douanier ñu faat seen bakkan. violence nag nekk lu tàmbalee bari lool jural na njàqare askan bi ñuy xamle rek ni nekkatuñu ci karange te li ñu bëgg mooy yoon daal di leeral lépp lu jëm ci mbir yi. Chantal Badji jaajëf bu fekkente ni ñaxum karange bi xëy na drogue bi ñeen ñi jëfandikoo mën na koo indi moo taxit kuréel jóg nañu xeex lépp luy xeetum trafic wala jëfandikoo drogue ak la ca aju lëkkaloo caak maire yi bu Ndakaaru ndaje mañ ci amaloon maire yi ba nee na faaw mu xool pexe nu mu gën a dimbalee waa jàppoo ba ñëpp ànd jàppoo xeex drogue bi lëmbe ci biir Sénégal dañ ci ànd ak reportage Adjara Ndiaye. tàggat ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi ngir rek jëmmal yeete bi ci lu jëm luy wàññi jëfandikoo drogue bi waaye tamit trafic bi fi am loole nag mooy mbëbët bi nga xam ne club jàppoo am nañ ko bieli association nag bëgg rek gën a dugal loxoom ci ni ñuy xeexi wàllum drogue fii ci sunu réew. gis na ne chaque fois dañuy def sensibilisation mais dañuy raay rek ci kaw duñ dugg ba ci biir ñun nag dañoo dëpp affaire bi dañuy jàll ne rek dugg ba ci biir c'est-à-dire dem ba ci population yi mais population yi soo xoolee am nañu ñoo xam ne saa ñu jaaxlee si ñooñu la ñuy dem donc ñun nag si ñooñu la ñuy dem former leen ñooñu ñu ànd ak ñun ñu dugg si population yi ñu demee si ñooñu former leen ba pare imam yeeg chef de quartier yi délégué de quartier yi bàjjenu gox yi suñu paree nag ñu ànd ak ñun ñu dugg si quartier bu nekk ñu def comité boo xam ne forum antidrogue la tudd su ko defee xale yi ñoo koy séq di ci waxtaan ak ñoom suñu paree si loolu nag ñu def mobilisation bu mag ci commune bi su ko defee léegi nag ñoom ñëpp dañuy nekk ñoo xam ne war nañu mën a yóbbu message bi fu sori. bu ñu sukkandikoo ci ki fi teewal mairie Dakar capitale bi nag pare nañu ngir rek gunge waa jàppoo ci xeex bi nga xam ni moom la ñuy amal. ñëpp xam na ni mbirum drogue yàq na àddina bi rawatina xale bu Sénégal tey ji amuloo fenn fooy dem te gis loo suñu xale yi nekk en lambeau à cause de la drogue mairie bi nag la muy def dañ leen ci fekk jàppale leen ci ànd ak ñoom déjà ñun am nañ fi au niveau du conseil municipal benn bureau bu ñuy wax le bureau dialogue citoyen qui travaille avec les populations avec les associations avec les conseils de quartier avec les bàjjenu gox et yaakaar naa ni mun naa firndeel fii ni lan doon def buñ ko wàññiwulee buñ ko yokkulee duñu ko wàññi. formation des formateurs loolee nag mooy projet bi nga xam ni ñëw na fi ñu ko doon xaare bu ñu sukkandikoo ci waa jàppoo ñuy liggéey nag juróom-ñetti at ba léegi ci biir li secteur jamono ji li ñu bëgg rek mooy lu toll ci juróom-ñett jàpp fukki junni nit mën a bokk ci tàggat bile ngir rek ñu mën a am lu doy lu leen mën a jàppale ci xeex bi maanaam gën a ñoñal yeete bi waaye tamit teg ko ci ay waxtaan yu leer. Adjara Ndiaye jaajëf beneen xeetum ñeex kaaraange bu am ci biir Sénégal ginnaaw jéeja amoon ca Padoa benn xale bu góor tàbbi ci ab xeetum kamb di ab bassin ci ab chantier foofee ba ñàkk bakkanam bu yàggul dong barki démb dong la am na ñeenti xale yu ñàkk seen bakkan ci ab bassin bu nekk ca gox bee nga xam mooy Sindian te diwaanu Ngeexox la gën a fese Ngeexox googee tax na ka fa nekk sous-préfet jóg na taxaw nee na lu mu bëgg mooy ñi nga xam mooy chinois yi defar autoroute boobee nan gën a jël kem kattan ba teg kaaraange ci bassin yi nga xam te ne bi dañ fay def am ndox di fay liggéey ak ñoom seen ba benn xale du ca mën a ñàkk bakkanam tey jii demoon nañ seeti chantier baak xool kaaraange ci wàllu gu ni mel ci teewaayu Mamadou Diop correspondance.
tiis naqar ak xol bu jeex moom la sous-préfet yëkkatee kàddoom di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite entreprise bi defar autoroute à péage bi loolu kat moo ngi am gannaaw ba ñetti taalibe yi jóge woon Gambie faatu ak benn xale bu jigéen boo xam ne tàngis la jóge woon ñoom ñëpp ñu tàbbi ci kamb yi nga xam ne dafa fees dell ak ndox te ñi nga xam ne ñoo nekk ci entreprise bi kat ñoom ñoo ko gasoon fi ci Ngekoox sous-préfet bi yëkkati ay kàddoom di sàkku ñu indi kaaraange ci bassin yooyu bala yeneeni xale di ci tàbbi. te gouvernement moom dafa war a am obligation saytu askan wi population bi sàmm leen fexe ba seen dund mucc ayib war leen a aar ci fànn bu nekk kon su lii amee ñu teew suñu warugar lañ def. benn délégation bu jóge ci ministère bu bonne gouvernance ak protection de l'enfance ñi woon nag jaale si njaboot ji nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seeni doom moom kat indi na ndimbal jébbal leen ko. loolu aussi ñoom ñu def ko CDPO dina réunir éléments de sécurité yi dinañ réunir chef de service dinañ réunir te duñu bàyyi benn acteur ñoom ñëpp dinañ leen déglu ñu xool yan matuwaay la ñu war a jël ci wàllu bu nekk du ci lii kese mais ci wàllu bu nekk ba nga xam ni lu ci entreprise war a def lu ci AGEROUTE maa la beneen service état war a def préfet ci boppam gouvernement bi ci boppam luñ ci war a def pour lu mel nii ak lu mel nii bañ a mën amaat rek. sëriñ bi nga xam ne moom moo leen jàngal gannaaw ba mu remercier bu baax a baax délégation bi jóge woon ci ministère bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite département bu Mbour di sàkku ci nguur gi mu taxawu ko ngir mu mën a moderniser bu baax a baax daara ji nga xam ne foofu la taalibe di jàngee. dégg naa fa benn baat mooy daara moderne ñun yàgg nañ def moderne suñu daara ndax daara ji dañ koo xaaj ci ñetti parti dañuy jàng alquran di ko mokkal ba pare di am métier xeetu métier yëpp ñu ci xale yi. am na ñoo xam ne itam ñu ngi ci école français bi di jàng ñoo leen di inscrire di leen dugal français di leen yore seen lépp nag. ñetti taalibe yi nga xam ne Gambie la ñu jóge woon fii ci Ngekoox la ñu leen mujj denc ki nga xam ne kat moo nekk jigéen ji ñàkkoon bakkanam moom jébbal nañ ko ay mbokkam ba ñu denc ko fi nga xam ne moo nekk ci Tangis dëkk bi. jaajëf Mamadou Diop wax ci leneen lu soxal politique ak mbirum parrainage Ousmane Tanor Dieng bi nga xam te ni bi moom moo ŋànk mbirum parrainage ca département bu Mbour ak la ko wër foofee moom nee na bilan bi rafet na lool li nu amagun ci ay parrain baax na waaye itam du tee ñu gën a yokk seen loxo ngir mën a yegg ca fa nu bëgg a yegg Ousmane Tanor Dieng dénk na kàddu sunu correspondant. yaa ngi ci sa wàll di ci liggéey ba nga xam ne ci pourcentage yi nga xam ne moom la ñu joxoon dañu noonu war nañu am téeméeri junni ak juróom-ñeenti junni moom la si objectif léegi am nañ téeméeri junni ak juróomi junni muy daanaka téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñaar jot nañ ko. xam nga loolu ci fi ñu toll loolu résultat bu doy waar la Mbuur sax mu ñoom li ñu leen santoon mooy 23000 ñaar fukki junni ak ñetti junni ak je crois juróomi téeméer ñoom egg nañ fanweeri junni ak juróom-ñaari junni ba am loolu ci parrainage bi ñu def lu ëpp loolu pour suñuy wote parce que li am solo parrainage bi baax na mais li gën a am solo mooy ñu woteel ñooñu ñu def parrainage bi wote loolu leen di fàttali toujours incha allah ni ma ko waxee ñu def ni ma programmé ci région de Thiès mooy commencer département par département bu Mbour tey suba bu Thiès gannaaw suba bu Tivaouane su ma paree yooyu nag ma defaat semaine bi ñëw benn réunion boo xam ne région bi ñooy daje. Ousmane Tanor Dieng ca Mbour Aminata Touré moom ca Ziguinchor parrainage moo ko fa yóbbu woon xool liggéey beeg tolluwaay bi moom it dénk na kàddu Cheikh Ndiaye Sadji. fekkee réunion Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne délégué régional bu Ziguinchor ministre d'État Robert Sagna moo ko woote te ni ngeen ko fekkee ñëpp wuy si nañu muy ministre yi muy directeurs généraux yi muy député yi muy hauts conseillers yi muy responsables yi ak militants yi ñoom ñëpp macha allah teew nañu ñoom ñëpp ànd doon benn pour fexe ba li nga xam ne moom le président de la république soxla ci parrainage ci région wu Ziguinchor ñu jox ko ndax mbir mi dafa jëm ba 10 décembre ci la ñuy terminer waaye am naa yaakaar ni ñoom dañu ñu dépasser largement li nga xam ne moom la ñu soxla ci parrainage ndax weesu nañu ni ma ko waxee sànq bu fekkoon ne li ñuy laaj benn candidat rek fii ci Casamance ci Ziguinchor région de Ziguinchor war nañ ko joxe déjà ñoom yegg nañu foofu waaye surtout jàpp nañu ne 24 février région Ziguinchor dina bokk ci région yi gën a fal président de la République
lii daal wane na ko am nañ ci yaakaar ñu ngi leen di gën a ñaax pour mbir mi continuer dañuy vraiment sant gërëm sunu mag Robert Sagna mi nga xam ne kilifa national international la mu nangu ba tey uuf njaboot gi tëddee jaaxanaay ba liggéey wi ñu mën ko am kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ko féliciter di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ci kanamu njabootam lu yàgg te mu wér. jamono boobee ñuy waxee waxum parrainage fekk na ndaw ñi moom ñi ngi jàmbat fu nu xëyee moo leen të ñu bari jël gaal gi bët naan barsaq fa fi yegg barsaq ñu bari ci ñoom tam nekk fii ci Sénégal di kocc ko ca la waaye am lu nu yaxantu moo leen të moo tax am na benn kuréel bu juddu ca Kaolack ndangaan moom dajale ay ndaw waxtaan ak ñoom waaye tam waxtaan ak ay élus locaux ñu nekk ci communes yi wala conseil départemental yi loolu lépp daal la ñuy waxtaanee ngir bëgg caa xooli pexe nus mën a créer am xëy maam fexe daal ba ndaw ñi am fu mën a jàpp ba noppee seen waxtaan kenn ci ñoom kàddoom jib na muy Cheikh Oumar Faye la mu dénk Ndeye Fatim Lo. la ñuy séentu nag ci ndaje mi mooy que ne bu ñuy wax question wu migration dañoo jàpp ne ñun collectivité locale yi mooy maire yi ak département yi ñu foofu ñooñu dañoo war a jël en charge question boobu. ci wàllu woowu la ñu ñëwee indi waxtaan yi pour di leen jàppale bi pour que. comme ñoom bu ñuy tëgg seeni politique ci niveau local bi ñu fexe ba ñu jëlaale ci dimension migration mais également ñu taxawal ay stratégie ay pexe yoo xamante ni au niveau local dinañ leen mën a jàppale ba nga xamante ne ni dinañ doxal loolu ba ñu mën a xeex bu baax la nga xamante ne bii moom mooy migration la ñu am la ñu xamul mooy la nga xam ne moo nekk ci suñuy collectivité territoriale bu fekkee ne valoriser nañ ko organiser nit ñi nga xamante ne ñoo cay war a liggéey organiser financement yi jàngal dox nit ñi xam-xam yaakaar nañ ne nit ñi la ñuy jéggaani ci bu ñu toogee fii war nañ ko fee mën a am ku jàng ba sam njàng yegg sax war ngaa mën a jaar ji ca mairie ba pour que ne serait-ce que ñu inscrire la ku amoon soxlay ku la orienté ci lii métier bi ngay def nii fan nga bëgg a dem wala fan la ay financement nekk wala yu demee noonu dañuy jàpp ne war nga dem man te loolu dañoo gis ne dafa nekk loo xam ne dafa sooxe ci wàllu mairie looloo tax ñun ñu xalaat la ñuy oowee bureau économique. xibaar yi wëy ci beneen wàllu soxal mbirum diine ñu ngi waajal gàmmo famille Ndiéguène ca Thiès foofee waxtaan am na diggante kilifa yi ŋànk organisation wu gàmmo gi ak kilifa yi nguur kilifa yi ŋànk gàmmo gi nag la ñu xamle mooy gox ba la mu manqué bari na lool ci wàllum assainissement waaye tam mbirum fexe ba xew-xew bu ñu ca yeggee mbirum réseau bi tegu ci yoon loolu lépp daal nekk na ay ñaxtu yu ñu jëbal kilifa yi ko yor kàddu ga kenn ci ñoom bokk na ci ni Serigne Ousseynou Ndiéguène la mu dénk sunu correspondant ba ca Thiès Dawda Thiandoum. léegi ci jamono bi dafa bëri yoo xam ne da nga ko ciy soxla rawatina période bii ñu nekk muy jamonoy nawet wàllu wér-gu-yaram d'abord ñi nga xam ne ñoo ŋànk wér-gu-yaram gi ci suñu zone bi woo na leen ñu ñëw am na ñu leen teewal ñu waxtaan ak ñoom ñu tënk ne la nga xam ne daan nañ ko ci def ci lu baax suñ ko yokkul daañu ko wàññi. nga dem ci beneen volet muy wàllu sécurité jamono bi fi mu toll ak adduna bi ni mu tëddee léegi lépp loo xam ne regroupement lay def ci ay nit yuy daje su amul sécurité lu nekk mën na ci xew. falan wàllu santé bu ñuy seet ñi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi nee nañ ñoom à 90% kontaan nañ léegi kon lan la ñuy wutaat léegi 10% amélioré ak yokk rek waaye ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax wax nañu itam ci suñu jeexilu wax ne ñun njabootu Ndiéguène leen ndax loolu pas-pas la ndono famille Ndiéguène la seen maam moo ko daan def jóge bi suñuy bàyyi di ko def kon quelle que soit difficulté bi am du tax ñun ñu taxaw te xam nañ ne lépp yàlla dina ko saafara ci barke mag ñi nga xam ne ñoom la ñuy topp seeni tànk ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp ku ñu defal xam nañu ku ñu defalul xam nañu itam ñi am yéene def te yàlla dogalu ko waaye ñun daal ñu ngi sant bu. ma nga noone famille Ndiéguène di sant ñi ñoom sant ñu waaye ña ngay gësam mooy waa alliance ànd gësam kuréel bu ëmb ay syndicat ànd ci ak Sidé Ndiaye ak Mballo Dia Thiam ñoom dañoo delluwaat delloo buum ca boy boy ga ña nga ca fukkeel bi plan d'action ak ñaar lépp di sumbub xeex buñ sumbu xeex ak nguur gi dañu delluwaat xëy tey ji xëppatiwaat ñetti fanu geraw ni nag lii ba tey xeex bi day wéyandi li fekk nguur gi sàmmuli kàddoom lu ñuy laaj mooy ay nekkinu gën a mucc ayib dañ ci xuus ànd ci ak Ndeye Fatim Lo reportage.
gën noonu nag la ànd gësëm gisee jëfindu nguur gi suñu sukkandikoo ci moom nguur gi dafa ne tekk ci seen kanamu grève alliance bi gis na ni mbirum kumba am ndey ak kumba amul ndey moo ci am. ñoom bu ñu bëggee grève bi jeex rek grève bi jeex ñu ne dañuy seet nu ñuy yokkee amu travailleur fonction publique yi. waaw si na ñëpp xaar boobu lu ñu def dañu seppi benn pàcc ci secteur santé mooy maanaam médecin yi gouvernement bi jël alloué leen ay jox leen ay avantages bàyyi ñeneen yi mais loolu luñ ko tuddee du discrimination. tey jii ànd gësëm moo ngi nekk ci fukkeel ak ñaareelu plan d'action am grève bi nag nekkoon ñu assurer service minimum ci hôpitaux yi li ni mel daanaka topp nañ ko ci Sénégal gi yëpp. dañu décidé ne dañu def service minimum parce que tamit ay responsable lañ te xam nañ tamit askan bi dafay soxla structure de santé yi man information yu ma am te maa ngi koy jëlee à travers les régions. mooy actuellement grève bi gaa ñi topp nañ ko parce que gis nga grève bi lu tax gaa ñi topp ko dañu gëm ne grève bi dafa légal dañu gëm ne grève bi dafa légitime. ñu bokk ci alliance bi tey lañ gën a taxaw ñi ne duñu xàddi mbukk tant que nguur gi saafaraalul seeni jafe-jafe. ñii tey dañu farlu dañuy taxaw nee nañ bu nekkee 20 plans d'action sax nañ ci def. ñu sonn pourquoi ñuy sonn xam nga lu tax duñ si sonn parce que dañ leen joxul seen cër nit ki nag bu nekkee di liggéey di sonn si dara mu nekkoon ay nawlem nga jël nga bañ ko jox cëram day gis boppam ñu sañoon grève du am mais tey bu mbir amee mais nañu ne wax kan moo tax mbir mi am gouvernement bi la. kenn la seen grève bi di jeex ànd gësëm jot na ni laaj bi nguur gi rek moo ko war a tontu ndaxte moom rek moo mën a saafaraal seeni jafe-jafe. Ndeye Fatim Lo jaajëf waa ànd gësëm di gësëm waa FEPES ñoom di faqat FEPES mooy kuréel bi ëmb université privée yenn yu Sénégal yi ñoom nañu nguur gi amee leen $1 milliard francs CFA ni bor bi yàgg lool ñoom nag nee ñu bor du am rakk ca bor bi dem na ba am sët daanaka fay ko mënta ñàkk mbaalu ko mooy duñu fat benn étudiant bu yees xeeñ jileem dañ cee xëy ñoom itam woot ndaje mu yaatu ndaje moomee Mansour Sow ma nga ca woon reportage. bu mujj mu mel ni seen boolu muñukaay dafa rembet cadre unitaire di kuréel gi lëkkale nag établissement privé d'enseignement supérieur nekk fii ci Sénégal dal nañ ci kaw nguuru ku Sénégal. daaw ci bor bi mu ñu amel mën nañ ko xayma ci 5 milliards ren bi ñu leen jàngalee baane bi jeex fukki milliards la ak benn boo ko boolee muy 16 milliards. depuis daaw ñu ngi dépensé de l'argent ñu ngi wut ay xaalis fu nekk ci banques yi am na ci ñoo xam ne sax jël nañ seen xaalisu bopp def ko ci école yi pour que école yi mën a continuer maintenant fi ñu toll école yi mënatuñu dem. jeexitalu li lépp nag mooy tey jii lii cours maanaam jàngale gi ñu doon jàngal nag 40 000 étudiants yi ñu orienté woon ci privé bi yépp dañ koy dakkal. tant que fayuñu cours yi njàng mi du dooraat te ñu bees ñi nga xam ne war a ñëw ñu ngi war a ñëw tant que lii aussi réglé wuñu ko ñun xalaatuñu sax jël leen. nguur gi la rek parce que ñoom ñoo ko def waa FEPES ak CPS ak CG yàgg nañ ni avertir gouvernement bi ci loolu ba toog nañ waxtaan ci ak ñoom ay yoon yu bëree bëri mais ba léegi daal dara defuñu ko donc gouvernement bi war nañ jël seeni ay mesures pour faj situation bi mais ba léegi affaire baa ngi tardé loolu mooy suñu naxarloo ci lii bi gouvernement bi nag mooy responsable bi vraiment. 7 milliards yi ñu jotoon a wote ci li ñu defar loi des finances rectificative ci atum 2018 te jëwrin ji yor wàllum njàngale mu kawe mi di Mary Teuw Niane xamle woon ko dafa mel ni ñoom ñi lay jotaguñ ko ba. nañu fay suñu fukki milliards ak benn wax ngeen ne loi des finances rectificative amoon na fi pour 3 milliards yooyu ñun ak yéen ñoo ci yem parce que bañ ko voté ba léegi mois de juin ba léegi xaalis bi duggul. tolluwaay bile dafa tax rek ba kuréel gi di FEPES dakkal lépp lu jëm ci ay cours yu mu doon jox nag étudiants yooyu lii ci samedi gi ñu génn nag méngook juróom-benn fan ci weeru octobre ci atum 2018 buñ ci génnee nag yeneen établissement yi nga xam ne dañoo tënku ci CPS ak yu CGE yi nan nañ cee topp ci fukki fan ak juróom yi lii méngook altine gi ñu dégmal.
jaajëf Mouhamadou Mansour Sow leen ci xibaar bokk na ca ni opposition bi nga xam te ni bi ñu ngi wàcc delluwaat ca place Washington lañ ci bëgg mooy dog bi muy gàcce lañ ko xamle maam daal li am ci Sénégal ñoom dañ ko jàppee gàcce ca ñaxtu mënta ñàkk daagu donte seen ñaxtu bu njëkk ba police bàyyiwu leen ca liif ak lacrymogène lañ leen rëgate dàq leen nañ daañu ko delluwaat dàbbaleeti ngir kon delluwaat dem ca place Washington incha allah ajjuma ji dañ ñëwaat ci mbir moomu ca nu mu gën a yaatoo keneen ku jibal kàddoom ci waxtaan gu yaat tey mooy maire bu HLM Ababacar Sadekh Seck moom dafa xëyoon tey doon def opération di xàll mbeddee kay yaatal bari na daal lool dana ko fiy jëlee ñi nekk tam ay chantier yu yëpp dañu ko régler noonu na ko waxee dañ ci ñëwaat ci yooyu kàddu xibaar incha allah ci xibaaru français yi jëmbul gërëm leen ci ànd beek ñun lii moo la fa laaj ci xibaaru marax yi dana amaat xabaar incha allah ni skis bu 20h jotee ci français la doon Mouhamadou Diallo moo koy faram-fàcce jox leen rendez-vous ci kanam tuuti incha allah bu 22h jotee seen émission 10 soir sama gan le ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong mooy sun gan incha allah kon ba ci kanam bu 22h jotee ñu bàyyi leen suñu programme jaa ngeen jëf. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. maa ngi leen di jaajëfal di leen dalal jàmm ci seen émission santé mag ku wax weeru octobre xel yëpp dem ci octobre rose mu di weer boo xam ne dañuy xeex lii nga xam ne mooy feebaru cancer du sein muy laal at bu jot lu tolloog 54 000 soxna ci àdduna wërgal këpp di faat lu ëpp 11 000 soxna ci àdduna wërgal këpp laata nag ñuy dugg ci suñu sujet ñu xool lan moo gënoon a fës ci wàllum actualité ci weer gu yaram ay fan a ngi nii kii di ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram annoncé na ni que Sénégal dina dugal ci programme vaccination vaccin bi nga xam ne mooy xeex canceru buntu jurukaay yi mu doon espoir bu rëy pour soxna yi ak ñi nga xam ne dañuy xeex feebar bi le ñu xool élément bi te ñëwaat. doon ab xibaar bu neex pour soxna yi ak ñi nga xam ne ni dañuy xeex feebar bi di canceru buntu jurukaay yi ñu indi vaccin bi ci programme élargi de vaccination dina tax tey ji ba xale yu jigéen ñi toll ci juróom-ñeent at jëm fukki at ak juróom mën a fagaru ci feebar bi léegi. loolu am solo la parce que ñu ngi ko doon xaar agsi na donc xale yi dinañ leen vacciner xale yi nga xam ne nañu am nañu juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent wala fukki at ak juróom donc xale yooyu la dañ leen war a vacciner ñaari dose doy na pour vacciner xale yi. ci téeméeri cancer yi gën a laal soxna yi canceru buntu jurukaay yi moo ngi toll ci ñaar fukk ak ñaar li koy indi di virus bi ñuy woowee papillomavirus tey ji ñàkk bi nekk na saafara bi gën a wóor. dina am barrage bu koy téye boo xam ne ci deretam lay nekk boo xam ne bu doomi jàngoro bi ñëwee du mun a installé wu du mun a toog bay liggéey lu muy liggéey. ci atum 2014 jot nañ tàmbali ab phase pilote ci Dakar Ouest ak Mbexe ci téeméeri xale yu jigéen yu fa dëkk jot nañ ñàkk lu tollook juróom-ñeent fukk ya. population yi aussi accepté nañ ñàkk bi et puis liñ leen sàkk woon ci ñoom yëpp ñu génn xale yi ak yóbbu fi ñu leen waxoon ñu yóbbu leen ñu ñàkk leen ak école yi ñu waroon dem ñu ñàkk leen. gisuñu si benn jafe-jafe moo tax ma ne fii ñu ngi doon xalaat ne ñi waxoon ñi waroon a ñàkk téeméer boo jël dinañ ci
liñ ciy mébatoon mooy ñàkk ci juróom-ñaar fukk mais bi ñu demee ba évaluation gis nañ ne téeméer boo jël presque juróom-ñeent fukk yi jot nañ leen ñàkk. cancer du col de l'utérus nekk na feebar boo xam ne mën nañ cee fagaru te it mën nañ ko dakkal ci suñu réew ñàkk bi dina tax tey ji ba ñu wàññi bu baax li mu ñi am feebar bi lii. dëkk yi nga xam ne dañoo am couverture vaccinale bi ak dépistage bi amatul cancer suñ ci boolee lool le suñu continuer dépistage yi mun nañu am fii ak ay at dootuñu amati cancer u buntu bu suñu rukaay. ñu dugal ñàkk bi di xeex canceru buntu butitu jurukaay yi ci programme élargi de vaccination bokk na ci objectif yi nga xam ne kuréel gi ngànk wàllum wér-gu-yaram ci àdduna wërgal këpp moo ko tëral di ñaar réew yi ngir ñu ñàkk ci téeméeri xale yu toll ci fukki at ak juróom lu tollook juróom-ñeent fukk ya te it soxna yu toll ci fanweeri at ak juróom ñu mën leen a dépister fii ak atum 2030. Sénégal mu ngi nemmeeku at bu jot lu tollook ñaari junni kaawu cancer du sein mu doon feebar boo xam ne nag dafa tiital bu baax soxna yi naam sax am nañ fi tànge dem saytu seen yaram ci këru docteur waaye ñoo ngi def seen kéem kàttan ngir mën a fagaru ci feebar bi ñu xool élément bi te dellu si. canceru butiku jurukaay yi ak canceru ween bi nekk ñaari feebar yoo xam ne day faat ay soxna yu bëri suñu sukkandikoo ci ab jàngat boo xam ne LISCA def na ko at bu jot fii ci Sénégal dinañ nemmeeku lu tollook junneek juróomi téeméeri cas yu bees mu doon nag ay feebar yoo xam ne tiital nañ loolu soxna yi. xaw ma ko woon nag dama ko daan dégg rek mais léegi ma comprendre ko bu baax dama kaa mës a ragal comme sama moroomu jigéen ñi noonu laa ko doon déggee moo taxoon ñemewu ma ko woon. dama koy dégg nit yi di ko wax tiital na ma kaay tiital na moom bépp jigéen sax la war a tiital parce que ñun la concerné moo tax. ak cancer ween yi dafa nekk feebar boo xam ne ñun jigéen ñi ñun foog naa moo ñu sonal te xamuñu ko. dama koy dégg nag ñu koy wax ak problème yi ciy faral di am yooyu noonu dama koy dégg gars yi di ko évoqué lu bëri. loolu moom boo ko déggee da ngay daal di tiit parce que say moroom jigéen rek lay faral di daal xam nga loolu noonu boo ko déggee yow sax danga naan est-ce que man lii duma daal genre puisque chiffre bi ñëw na ba bëree nii. xaw ma ko mais dama koy dégg te ba pare dama koy faral di gis ci télé bi. keroog rek Facebook maa ngi gis ñu wane benn kii kooku cancer la amee mais soo gisee ween bi nu mu mel mais dama tiit ba génn face bi. test bi defoon naa ko maa ngi def ay jumtukaay comme nuñ koy waxee rek comme ñuy wax boo demee ba gis mbaax yooyu da ngay yëkkati sa loxo ngay palper sa ween yeeg yooyu pour nga xool ba xam daal boo daj ci donju nga teel a dem hôpital daal. parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire moo tax musuma dépisté wu may année bi continue yaakaar